asalaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci seen chaîne Diamouraye TV ma bëgg nag ngeen abonné ba ci cloche bi bu ko defee émission bu ma defati rek ngeen mën cee jot mën koo seetaan tey nag liñ leen andi lool mooy feebaru démence di feebaru naax ci olof feebaru naax nag ñépp xam nañ ni ay mag rek lay faral di dal muy feebar boo xamante ni nii màgget yi lay dal te feebar bi li koy andi mooy nit ki dafay am ay trouble de cerveau maanaam ci biir bopp bi daf ci am ay nerf yoo xamante ni nii fonctionné tul te nerf yooyu ça dépend ci fi muy féete bu féetee ci côté bi nga xamante ni nii mooy suñu fàttalikukaay ka am feebar bi dootul mënati fàttaliku dootul mënati jàpp dootul mënati xàmmee dootul mënati orienté wu dootul mënati xàmmee janj ak joor feebar bi nag comme ni ma leen ko waxee ci cerveau bi lay xewe ci bopp bi donc ma bëggoon rek expliquer feebar bi ñi ko am ñun ñi nekk ak ñoom war leen a dimbali ndax ñoom dañu nekk nit ñoo xamante ni vraiment dañoo am perte de mémoire et puis dañuy am comme ay genre comportement yoo xamante ni ce sont des comportements de folie ndax ku xool démence turu démence xam ne démence ça vient du latin mooy dementia dementia li muy signifier ci latin mooy la folie maanaam dof donc ñoom dañuy comporté wu comme si nit ku wérul lañ mais nag nekkul loo xam ne ñoom ñoo ko tey mais seen cerveau moo normalatul comme ñun suñu bos ndax ñun suñu bos ñun ñi nga xamante ni ñun ñu xàmmee nañ janj ak joor ñu ngi xalaat li ñuy def chaque jour que Dieu fait xam nañ lan la ñu war a togg lan la ñu war a lekk lan la ñu war a def lan la ñu war a lijjanti li ñu war a defal suñu bopp wala ko defal wala ñu defal ko suñuy jëkkër wala suñuy waajur ñoom amatuñu capacité boobu parce que neer yi nga xamante ni nii fi ñu féetee moo leen war a tax ñu fàttaliku loolu yooyu dafa fonctionné tul waaw maanaam li nga xamante ni moo leen di permettre ñuy xalaat di def di fàttaliku di xam ni ñuy comporté woo di xam ni ñuy waxee ak nit ñi ak yooyu loolu moo fonctionné tul ci ñoom donc moo andi feebar bi léegi nag feebar bi ni ñu leen mën a dimbalee ñoom ñi nga xamante ni ñoo am feebar bi par exemple parce que feebaru démence différents types yi mu am bi ci njëkk mooy la maladie d'Alzheimer mu nekk feebar boo xamante ni nii Alzheimer lañ koy wooye mooy feebar boo xamante ni da ngay fàtte ay des choses importantes da ngay fàtte ay exemple comme turu nit ki wala nga fàtte date bi nit ki juddu wala lieu bi mu nekk wala yooyu concernant langage l'attention amatoo ko planification ak jugement maanaam mënatoo plané benn jour la fa bëgg a def la fay xew noo ko bëgg a doxale yooyu yépp ki am Alzheimer tamit du ko mën Alzheimer ba tey dafa xaw a niroog démence mais ba tey bokkul Alzheimer feebar la démence feebar la démence vasculaire mooy boo xamante ni nii moom it feebar bi koy andil nit ki mooy feebaru vaisseau sanguin yi nekk ci cerveau yi ñoom ñoo normalatul tamit mu am démence mixte am démence à corps de Lévy mu nekk boo xam ne nit ki day halluciner visuellement donc day commencer di gis yoo xamante ni kenn gisu ko moom rek moo koy gis yooyu boobu mooy démence à corps de Lévy mu am tamit la démence frontotemporale yooyu yëpp tamit am na ak l'évaluation médicale et interdisciplinaire de la démence mu nekk ay stade yoo xamante ni nii yooyu moo nekk ay type de démence yoo xamante ni nii yooyu yëpp ku am démence ku ne mën nga koo am parce que boo amul bii rek am nga bee donc yëpp ci xeetu démence la mais démence bu nekk dafa am fu mu kiyee daal fi nga xamante ni nii foofu la jëm donc mais man su may expliquer damay expliquer démence en particulier maanaam képp ku ko am rek dañ la war a suivi da nga war a am suivi dañ la war a jàppale dañ la war a comprendre ndax wax dëgg yàlla feebar boobu ku ko am bu nit ki nekk ak yow su amul compréhension rek du mën a nekk ak yow parce que da ngay déconner da ngay ut histoire da ngay perturber da ngay dootoo am orientation doo xam foo nekk
doo xam li nga bëgg doo xam li nga bëgg a def doo xam dara danga mel ni daal koo xamante ni nii yow xamuloo foo ni danga réer. Démence noonu lay def ci nit te nit ku réer moom wax dëgg yàlla ñu ci yàlla musal da di nag feebar kenn du ko ñaanal nit mais mën na dal ku ne kenn mënu cee mucc ndax nit ku màgget ku ne rek mën ngaa am démence ça dépend waaw yàlla bu la ci dimbalee mën nga ko bañ a am mais nit bu mu bew ba ne man duma mës a am démence ndax démence jàngoro la te jàngoro ku deful attention dina la dal donc dañuy mën a comprendre ñi ko am di leen dimbali di leen ginni di leen jàppale bu ko defee ñu xam ne sax am na ñu fi nekk du ñu jàppale moo gën ñuy gis ne nit ñi dañ leen di daw parce que ku am feebar boobu doo nangu nit ñi daw la waaw ndax ñoom it bu ñu réeree nit ñi ñoo leen war a ginni mais nit ñooñu bu ñu leen gisulee pour ñu ginni leen dañuy am tamit beneen problème dañuy toog di xalaat ne nit ñi dañ leen di daw nit ñi di bëggatuñu am ak ñoom affaire donc day nekk loo xamante ne nii vraiment c'est pas bien te man duma ko conseiller kenn waaw man j'aurais aimé ku am feebar bi même bu fekkee xamuloo noo ko mën a dimbalee mais dangay dem nga laaj docteur yi wala nga laaj ñi nga xamante ni am nañ ci xam-xam ñu wax la ni nga war a def ba nekk ak nit kooku parce que nekk ak ñoom c'est pas évident c'est pas facile waaw c'est pas facile parce que nit ñoo xamante ni nii d'une minute à l'autre mën nañu changer comportement loolu mooy démence mën na nekk léegi ku neex a waxtaanal baax lool di la wax lu rafet jékki-jékki mu mel ni dañoo détourner mémoire bi mu commencé di la saaga wala mu lay wax loo xamante ni nii yow danga naan kii lan laa ko def fekk teyu ko fii moo normalatul il faut que les gens comprennent ça feebar yu bari yi dal nit lépp ça se trouve au niveau du cerveau parce que ñun cerveau bi ñun bopp ak xol moo ñu doxal bu xol bi doxul nit ki day am problème bu fii tamit fonctionné wul nit ki day perturbé donc nit ñi il faut ñu comprendre feebar yi ni muy tëddee donc une personne qui a la démence ni nga ko mën a dimbalee mooy nga di ko jege di waxtaan ak moom di ko kii ndax ñoom dañuy délirer dañuy am ay délire dañuy am ay répétition dañuy am ay hallucination dañuy def loo xamante ni vraiment kenn mënu ko expliquer dañuy délirer dañuy halluciner wu dañuy am trouble de folie dañuy doo comprendre daal léegi nag ñooñu li nga mën a def pour dimbali leen mooy dangay togg ak ñoom di waxtaan ak ñoom lu ñu wax nga valider waaw bañ a ne déedéet du loolu ñoom déedéet la ñuy bañ bu ñu wax dara ba nga ne déedéet moom bu ko sax jéem waaw bu ñu waxee rek valider loolu la français di wax la validation maanaam boo nekkee ak ñoom dangay nangu ne ñoom li ñuy wax mooy dëgg mais bu leen nangu wax ne li nga wax du noonu wala li nga def du noonu bugguñu loolu del valider rek lu ñu def rek baax na nga am sa jàmm ci cadre ni nga leen di toppatooyee ci lekk yi itam mooy ku am démence day fàtte di naan parce que feebaru fàtte la feebaru naax nit ki dafay xel di fàtte nit ki bu amee démence li muy fàttaliku en général mooy li weesu comme li nga xamante ni de par son enfance li mu nekkee xale ba ni muy màggee yooyu yëpp da koy fàttaliku mais lii xew tey da koy fàtte am na ñoo xamante ni nii dañoo am démence mais ñoom itam dañuy fàtte par exemple dañu xamati kan mooy seen doom day ñëw sax nuroog seen jëkkër ñu foog ne seen jëkkër la commencé di waxtaan ak mu naa ko yow dama laa gëj gis nangam yow de bàyyi nga ma gëj nga ma seet si nangam fekk moom mémoire bi mu ngi gis ne kii dafa nuroog kii jëkkëram la mémoire bi loolu lay gis kii sama jëkkër la ba tey parce que kanamu jëkkëram la doom ji jël donc nag doom ji moo koy wax ne non yaay booy man du kii du man kii sam papa la yow ki ngay waxal sam papa la man sa doom laa mais su fekkee ne weddi na loolu rek yow valideel parce que boo validéwul waxtaan boobu dootul mën a neex danga koy merloo day mujj obligé jóg daal ne yow da nga defe ne man dama dof donc dofuma li may wax xam naa ko nangam andil la problème moo tax may wax ne boo nekkee ak ñoom ci biir waxtaan bu la leenee ni lii su ma ko waxee nit ki day andi trouble de folie wala mu andi ay problème valideel wax ji mu jeex donc gis naa ko xamante ni nii xàmmee na doomam mais xàmmewul ay sëtam parce que ay doomam moo leen jur lu yàgg la
donc elle se rappelle de ça mais ñi nga xamante ni nii ay doomam ñoo leen jur xamu leen bu ñu ñëwee day laajte kii kan la noonu lay demee moo tax dama lépp rek ci expliquer leen démence nu muy def lu weesu dina ko fàttaliku comme ay souvenir d'enfance am bi mu nekkee ak yaayam ak papaam liñ ko doon defal liñ ko doon bannee liñ ko doon lijjantil liñ ko doon jëndal yooyu yëpp ni mu meloon ci yaayam u papaam bu dee benn doom la lépp dala koy expliquer mais lu jëm ci tey li xew tey lépp xamu ci dara donc boo nekkee ku am démence danga koy jàppale ci kaw ci cadre naan bi ci alimentation bi lay ñëw ni alimentation bi ku am démence day fàtte di naan donc loolu nit ki boo ko koy wax muy mer wala muy andi ay trouble de folie wala mu bëgg la andil problème ni nga mën a masquer loolu bu dee ko jàng la da ngay jël benn feuille nga bind ci feuille bi ne il faut boire boo defee il faut boo ko bindee il faut boire nga bindal ko tegal ko ci néeg bi muy nekk fu nga bind fa fu nekk nag feuille sànni ko fa bind ko ci lal bi bind ko ci toilette bi bind ko ci perron bi muy toog bind ko fu mu mënti nekk bu dee ci kër la appartement la bind ko foo xamante ni nii foofu moom daf koy occuper le plus souvent bu ko defee moom dina liir bu liiree dina ne dëgg la damaa war a naan mu dem naan wala mu ne la may ma ndox ma naan mais bu fekkee ne koo xamante ni jàngul kooku il faut yow yaa koy mën a motiver ak sa langage maanaam di wax ak moom waaw kooku moom yaa ko mën a motiver di waxtaan ak moom naan ko yaay dangaa war a naan xam nga ndax naan dafa baax ndax ñu dañuy soxla ndox nangam bu bañee nag yow nga dem uti sa kaasu ndox ñëw toog jàkkaarloog moom di waxtaan di naan léegi moom dina la laaj looy naan nga ne ko ndox laay naan nga ne ko ma may la mu ne la waaw nga dem tibb jox ko noonu la ñuy motiver nit ku feebar ku am démence maanaam boo waxee premièrement mu bañ rek bàyyi 5 minutes après parce que day fàtte 5 minutes après nga dem takk sa ndox ñëw toog ut beneen pot tegal ko bu la nee yow lay naan nga ne ko man de ndox laay naan am sax mu ngi nii toqal naa la xam nga dina jël naan motiver nga ko mu naan lekk bi tamit noonu la am na ñoo xam ne du ñu nangoo lekk mais am na ñoo xam ne dañuy lekk lépp rek ci ni ñuy toppatooyee nit ku am démence ak tamit di ko fàttali comme muy sangu donc yow ni nga mën a def rek mooy nga motiver ko ci cadre yow yaa ngi dem sangu boo sangoo ba génn nga ne ko yow tamit xaaral ma rootal nga dem sangu waaw nga motiver ko mu dem sangu wa illaa nga nax ko ne ko dangay am ay gan say doom dañuy ñëw wala yooyu wala sa jëkkër mu ngi la war a seetsi ak yooyu dangaa war a sangu mu nax ko ba mu ànd ak yow nga yóbbu ko ci douche bi mu sangu beneen bi tam nekk changer ay yéreem ak yooyu yëpp tamit lépp ci motivation la rek parce que ñoom comme li ma leen wax seen xel mënatu la penser comme ñun ni ñuy xalaatee ne damaa war a sangu damaa war a simmi yére yu tilim yi sol yeneen ñoom seen xel du dem ci loolu amatuñu sax xalaat boobu donc ñun ñoo leen war a motiver di leen jàppale ci cadre brossé wu bëñ yi yooyu yëpp yaa leen di motiver naan bi yaa leen di motiver lekk bi noonu sol yére bi sangu bi simeeku bi yëpp yaa leen di motiver yére yu tilim yoo war a fóot tamit yaa leen war a motiver pour ñu jox la yére yi nga fóotal leen ak yeneen beneen bi tamit nekk bu ñu nekkee ci seen kër yi ñoom màgget yi nekk fa ak nit kooku bu mu leen bàyyi benn yoon na ko jaral sax bu amee fu mu war a dem mu ut keneen ku ko remplacer mu xoolal leen ndax nit koo xam ne dangay fàtte te màgget yi kenn mun leen a teree bañ a togg am na ñoo xam ne dañuy naan damaa bëgg a togg sombi wala damaa bëgg a def lii bul ko bàyyi mu togg wala boo ko bàyyee mu toggit toogal ci wetam ndax mën na teg cin ba pare fàtte dem toog fee def yeneen parce que day fàtte feebar bee demee noonu cin la tàkk wala mu xëm mën na ni damay paase wala damay def lii paaseel ma bu la nee paaseel ma paaseel ko bu la nee nag damay paase ne ko andi ma paaseel la su bañee itam nga toog ci wetam mu paase nga xool dëgg la sa màgget yi paase léegi ñu ci bariwuñu waaye yooyu yëpp ay exemple la yu ma leen di jox pour en cas lépp loo xamante ni nii màgget bi mu ngi koy bëgg a def ci jour bi loo xamante ni c'est dangereux muy ci lu jëm ci taal sondeel wala lu jëm ci taal cin wala lu jëm ci lépp loo xamante ni danger la nga xalaat ne lii bu ko defee mën na ci lakk
wala mën na ci am problème bii wala mën na ci am lii dimbali ko nga naxtaan ko ba defal ko moo gën. bul mer mukk ba ne defal ko sa bopp ndax moom bu ko defalee boppam rek musiba am ndax day fàtte. feebaru fàtte nag mooy pousser nit ki ba dina fàtte, day teg cin fàtte, wala mu teg lu war a lakk fàtte, wala mu teg loo xam ne da koy gaañ mu fàtte, yooyu yëpp du xam. donc moo tax ma ne woon naa def émission bi ñaax leen ci feebaru démence bi pour ngeen xam nu ñuy naxtaanee suñu maam yi ba nga xamante ni nii dinañ mën a def seen programme du jour sans ñu am problème. waaw lépp ci propreté, ci lekkin wi, ci doxalin bi, ci wax ji, ci jëf yi, ci fàttaliku bi, lépp ci la bokk. waaw ñun ñoo leen war a motiver. ñoom dañuy dem ba du ñu amati motivation, dañuy dem ba du ñu am capacité penser, du ñu am nu ñu mën a xàmmee nit. problème yooyu la ñuy am. donc ñun ñoo leen war a dimbali di leen ginni. seen langage tamit day am problème. donc bu nit ki waxee ba juum ne ko nii la, bu meree rek bàyyi ko ne ko li nga wax noonu la, valideel nga noppal ko moom noppal sa bopp. loolu daal laa ne woon tey naa def émission bi vraiment baaxee ko sama téléspectateurs yi ak ñi nga xamante ni ñoo may suivre ci internet bi. di leen jaajëfal ci seetaan bi ngeen may seetaan, di leen wax ngeen sax si duñu seetaan, ngeen aimé vidéo yi, commenté ci, partagé ko. di leen wax nag vraiment jaajëf ci yeneen émission. merci, ciao.